téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Massila Gueye nekk militaire ca Kër Massar naka noonu Massila Gueye moom moo jiite FEDAP di fédération des artisans de Pikine ndax tey lu tax ñuy waxtaanee lu jëm ci wàllum artisanat bi ndax njiitu réew mi président Macky Sall dem ci conseil des ministres ñëwaat na si bu baax a baax insister si ñëwaat tamit ci tolluwaayu artisanat fii Sénégal ak stratégie nationale bi naka noonu mobilier national bi lépp lu jëm tamit ci wàllum commande publique moo tax tamit ak instruction yu muy joxe projet PEJA bi mbir mi fan la toll loolu yëpp suñu gan gi di Massila Gueye dina ko yaatal ci émission Kennu Askan Wi ngeen ñuy suivre en direct si ITV Canal Plus 217 TNT 15 Eutelsat ak TV d'Orange Massila Gueye maa ngi lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. waaw merci El Hadj Malick ñoo ngi lay nuyu di la ziar. di la remercier vraiment ci invitation bi. oui parce que c'est pas la première fois ñuy ñëw fii. bon di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan ITV yëpp. di nuyu kilifa réew mi di nuyu suñu mbokku artisans yi. oui bon di ñaan yàlla li nga xam ne ñoo ngi koy war a wax ci émission bi. mu nekk loo xam ne day jariñ secteur bi. day jariñ réew mi en général. di balu àq ñëpp aussi di balu àq ñëpp ci at bu bees bi nga xam ne ñoo ngi ko dugg mu atu jullit bi. di ñaan yàlla mu defal ñu atu naataange. ak ay xéewal yu yaatu secteur de l'artisanat dem ba soqali réew mi. am na solo alors Massila Gueye gis nañ comme ni nga ko waxee léegi fii moom miin nga fii. mais c'est vrai que dégg nga fi mais miin nga fi quand même. gis nañ wàllum artisanat nekk secteur bu am solo moo tax yàggoo ngeen ko coow ba léegi di ko jàmmat mais léegi am ngeen ministère bu nga xamante ni moom nañ jagleel wàllum artisanat mu nekk seen département ndax bu yàgg dañ leen doon boole ak formation professionnelle emploi mais léegi da ngeen am secteur ministère plein alors gis nañ njiitu réew mi président Macky Sall dem ci conseil des ministres mu am pàcc gu yaagum jagleel wàllum artisanat si ay pàcc yu bëre bokk na si lu ñuy wax projet de mobilier national alors laata sax may ñëw ci loolu le alors gis nañ njiitu réew mi bii du bu njëkk muy ñëw ci wàllum artisanat bii du bu njëkk muy wax ci wàllum chambre des métiers lan moo tax saa su nekk mbirum artisanat ci sa gis-gis muy farataal ñëw ci waxtaan bi nga xamante ne waxtaan bu am solo ñu koy amal àllarba bu nekk ministre yi ak secrétaire d'État yi toog président Macky Sall ak ñoom ñuy waxtaan lépp loo xamante ni moo soxla askan wi. c'est vrai bon xam nañu njëriñ bi nga xam ne secteur de l'artisanat am na ko. ci loo xam ni ci économie réew mi la. oui lu war a développer réew mi. mais il s'est trouvé que ni peut-être le président comprendre na. mais chaque fois dañuy gis ni day joxe ay instructions mais duñu ko def. bon le pourquoi nag ñun xamuñu ko moo tax tey ñu ñëw fii sax bokk na ci li tax nga invité ñu ñëw fii ñu war ci wax. oui parce que conseil des ministres yi mu wax ci secteur bi joxe ci ay instructions bari na. mais réalisation ba léegi mbir mi fu mu taxaw lay taxaw. fi mu taxaw la taxaw réalisation yi ba léegi amul. le pourquoi nag bokk na ci li nga xam ne moo ñu jaaxal ndax yàgg na tuuti ci gannaaw yaa 2 ans ci gannaaw joxe woon na fi ay instructions. ci SNDA nouvelle stratégie nationale de développement. mais bi joxewaat na mu ni septembre bi. boobu dafa waxoon le 15 avant le 15 avril. oui le 15 avril boobu ñaari 15 avril jaar nañ fi. bi wax na ni avant le 22 septembre. bon ñoo ngi toog di xaar mais en tout cas comprendre nañ ni li mu ciy wax bëri na mais li ñu ciy jëfee lu néew la. luñ mun si wax bëri na mais jëf bi daal. jëf bi lu néew la bëriwul. ci moom mi ko santaane la. ci ñi mu ko sant la. wala ñun ñi ko moom war ko consommer est-ce que du ñun ñoo war a taxaw sax dem jëli ko. en tout cas y a problème. da ngeen gis ni da ngeen ko war a jëli. bon wala interrogation nga. interrogation la parce que tey bu nekkee moom mi nga xam ne moom mooy borom réew mi ñu koy sant ci démarche yooyu wax dëgg yàlla parce que li mu def ci secteur bi depuis mu fi toogee ba léegi yaatu na. mais bëri na ci loo xam ne wax naan da koy santaane duñ ko def léegi bu ñu ko ñi ko sant ministre yi bu ñu ko deful ñun ñi nga xam ne peut-être ñun ñoo moom loolu mais war nañ mën a yëkkati suñuy kàddu nag ba nga xam ne li président de la république wax dinañ ko jëfe loolu vraiment ñoo ngi ciy waxtaan parce que tamit nag mën naa am ou dina mu la gisee la lay ëwale. très bien mais vraiment nekk nañ ñoo xam ni ñu war a respecter la ñu war a jox gëdd lañu parce que li ëpp luy def économie ci réew mi secteur de l'artisanat. très bien alors ñu gis ni mbirum artisanat seen ay jafe-jafe yàgg ngeen ko wax njiitu réew mi bu si mujj rek mooy jokkoo ak président Macky Sall boobu ngeen ñëw ci seen ay préoccupations yi nga xamante ni moom moo soxal secteur bi ngeen doon
interpeller njiitu réew mi directement moom aussi mu leen di répondre alors si seen ay interpellation yi nga xamante ni defoon ngeen ko yan moo si gën a fës nga xamante ni njiitu réew mi jëloon na si ay engagement ngir mën ko saafara. merci gis nga li ñu waxoon ci jokkoo ak président boobu. mun naa ni presque intégralité bi wax na ko ci conseil des ministres. Très bien. kon ñun dañuy jàpp ni li ñu ko wax kat dégg na ko li ñu ko wax aussi peut-être am na intention def ko. mais réalisation bi nag ñun daal loolu la ñuy xaar parce que fi mu ne nii loo mën ci dégg aussi bu ñu diggee dara lu jógee ci gouvernement jëm ci secteur bi. fekk luñ ñu dig la balaa ñu koy gëm dañ ko gis. wala ñu teg ci suñu bët wala ñu teg ci suñu loxo parce que bëri na loo xamante ni dañ koy wax rek mais du am réalisation. ndax li mu wax fii li mu wax ci conseil des ministres bi yépp lépp nekk na loo xam ni wax nañ ko fële. ci bi ñu defee jokkoo ak Macky bi. parce que man maa ngi fa woon. yaa ngi fa woon maa ngi fa woon. lañ fa wax interpellé nga ko. non man j'ai pas pris la parole. jëloo moon parole peut-être am na lu voilà wax nañu vraiment waaw wax nañu loo xam ni waxal nañu secteur bi. ñun bëggoon nañu jël parole. loolu ñu bëggoon jël parole nag comme amuñu woon occasion boobu balaa émission bee jeex incha allah. dinañ ko jàllale peut-être moom dina ko jël. justement foofu noonu ngeen doon jokkoo ak njiitu réew mi président Macky Sall si seen mbokk yi am na ñu fa jël kàddu te yow ni nga waxee dafa mel na si seen ay préoccupations ñu fa jël kàddu waxuñu ko alors léegi su ma la laajoon ni la yow jour boobu soo jëloon kàddu la ngay wax njiitu réew mi yenn interpellation moom moo la soxloon jour boobu la exact. merci bon ñi fa jël kàddu sax wax nañu. wax nañu peut-être wax nañ li ñu war a wax. waaw wala wax nañu. mais pàcc bi affaire dafa yaadaal fa seen xel toll wala yooyu genre voilà. mais d'accord nañu ak ñoom ci nañu waxee. mais dafa des tey par exemple ñun bu ñu jëloon kàddu nañ ñu ko. président de la république li ngay def ci secteur bi. wala li ngay wax ni moom lañ def ci secteur bi. nañ koy def ba pare di la indil ay compte rendu. maanaam bu benn projet amee ñu ni projet bi def nañ ci 30 milliards. projet boobu nañ ko topp ba mu am aboutissement. ñëpp bénéficié wu ci projet boobu sañ a taxaw wax ni ay la yéwén li ngeen ñu joxoon ci lii ak lii ñëw na ci ñun. mais soo projet nga bëgg wax PEJA wala. PEJA bi moo tax ngay wax. PEJA mooy tax may wax ak yi jiitu PEJA ndax tey. PEJA 30 milliards lañ wax lañ ci def. oui PEJA mi ngi en cours jeexagul mais réalisation yi banque mondiale bi nga xam ni moo financé. wala moo lebal état Sénégal moo financé. oui moom bëggoon na benn démarche boo xam ne inclusive lay doon ba nga xam ne artisans yi ci seen bopp OPA yi mooy organisation professionnelle d'artisans yi. ñoom dañuy feeñ bu baax ci projet bi parce que ñàkkul ni bëri na ay projets yoo xam dañ koy def rek ci institution bi après ni mu war a wàccee à la base du am. peut-être loolu moo taxoon mais inclusion boobu ñun ñu bëggoon dëgg amul PEJA tey latérie bi bari na tâtonnement bi bari na. léegi loolu yëpp nag xañ na bu ñu jëloon acteurs yi boole leen ci démarche bi. ñoom ñi xam fan la. ak naka la du demee nii. loolu bokk na ci loo xam tey bu ñu jàkkaarloon ak président ci jour boobu daañu ko wax daan ko wax aussi tey toujours ne ko. li nga xam ne toujours da koy def ci secteur bi ñun nañu ciy boole. parce que dañu ko xam ñu ne ñu impliqué ci démarche yi ci lépp ndax loo xam ne yow ci nga juddu depuis nga génnee école ci nga nekk di ci évoluer am ci 20 ans 25 ans 30 ans kooku am nga ci expérience. kon luñ ciy def rek boole la ci yaakaar naa dina mën a doxal loolu te tey ñi nga xam ne tey ñun par exemple man dama jiite organisation. ñi nga xam ne ñooy membres yi muy FEDAB ñi nga xam ne ñooy membres yi buñ la ciy gis ci démarche bi ñoom loolu moo leen di gënal. ñu gis rek benn technocrate benn Malick Cissé bu taxaw ak karabaatam di expliquer entre les quatre murs. du yem ak ñu gis benn machine la. boo xam ne mi ngi toog di waxtaan ak ñoom di leen convaincre ci projet bi foofu moom boobu la ñuy gën a faratal te ñoom lu ñu ciy def am na loo xam ne peut-être seen liggéey la c'est technique mais am na loo xam ne aussi au retour ñun ñoo leen ko gën a mën. très bien kon démarche inclusive boobu ñun dañ koy bëgg. am na solo voilà loolu bokk na ci loo xam tey bu ñu jaaxaaloon ak tawoon ak moom. très bien daañ ko wax. daañ ko wax aussi ci li nga xam ne tey. mooy liggéey bi ñu nekk ñun secteur de l'artisanat la ñu wax ñu ne secteur informel la plupart des artisans ñu ngi dem di formaliser. artisanat bareetul ci réew yu mu am. artisanat boobu dañ ko war a fexe industrialiser bon. tey man mënuma jël ay dàll wala ay yére ay di ko jaayee Maroc. ñoom xam na ni ñoom la ñuy def ñoo ko moom mais ñun li ñuy def amul lu ko organiser wala lu ko kii ba nga xamante ni tey dinañ ko mën a
jaay feneen protection boobu ñu war a am. très bien ci loolu dafa des. mbokk téléspectateurs yi ñuy suivre en direct émission Kennu Askan Wi ñuy dalal tey Massila Gueye jiite FEDAP di fédération des artisans du département de Pikine alors Massila gis nañ njiitu réew mi wax ji jëm ci wàllum relance projet bi soxal mobilier. gis nañ bii du bu njëkk ñu koy wax mobilier bi mbir mi fan la taga témbee ba njiitu réew mi joxoñ foofu baaraam ñi dañ ko war relancer. mooy li ma wax rek ci évaluation bi chaque fois dafa war di am. bon des fois nag ñun ñu laaj ñu wax ñu rek ay chiffres. ñu wax leen ay chiffres jëm ci wàllu mobilier national. waaw mais dara du ko vérifier. parce que mobilier national ki ko yore man toog naa devant le ministre ma ne ko dañu bëggoon nga wax ñu yan entreprise artisanale ñoo bénéficié wu ci mobilier national bi. wax na la ko. la mu ma limal matul 10 entreprises. te bu ñuy wax convaincre ma te bu ñuy wax ne bon 15% la ñu wax moom mu ni dem nañ ba presque 60% te mënuñu ñu jox wala wax ñu yan entreprise artisanale ñoom ñoo bénéficié wu ci loolu là y a problème te bu ñu waxee ni nag am nañ 50% am nañ 60% fekk loolu ay entreprise ay industrie la bon là su boobaa ñun li ñu bëgg pour ñu gis ci suñu bopp day des ba léegi gisuñu ci suñu bopp. parce que ay entreprises artisanales la ñu yore waroon nañu tey naka la ñuy def ñun ba accéder ci marché bi. ñu yombal ñu ko selon niveau bi ñu toll. mais dinañ la tegal ay critères yoo xamante ni da lay leen lii mënoo ci accéder. loolu laa nag su boobaa nekkatul loo xam ne da nga dimbali le secteur de l'artisanat mais toujours rek les industries nga gën a favoriser. loolu moo tax loolu. très bien gisuñu suñu bopp. très bien gisoo leen seen bopp ci wàllum mobilier national. Massila Gueye ñu gis ni lépp li nga xamante ni dafa jël soxal wàllum artisanat ku ko wax xam ni Sénégal am na si taxawaay gu am solo alors yan pexe nañ war a mën a teg ba yéen yi nga xamante ni yéen si yëngu ngeen consolider lu ñuy wax excellence vocation wu excellence nan la ñuy war a mën def ba ak yi nga xamante ni def nañ ko ak performance yi nga xamante ne ni saa su nekk doo leen jug di ko def artisanat bi ngir galaa muy bañ a dellu ginnaaw lan nañ war a mën a def ngir excellence bi nga xamante ni yéen macha allah ak xarañte nga ngeen si am ngir ñu mën taxaw téego suñ ñaari loxo ba mën ko consolider. Merci loolu lu am solo la. mooy li may wax rek ci industrialisation. jóge ci A dem ci B. loolu nag accompagnement la laaj. ay formation la laaj équipement de dernière génération la laaj yooyu bu ñu ko amee ñun dinañ mën a concurrencer le marché international damay dellusiwaat ci ginnaaw parce que président bi muy wax ci jokkoo bi ñu defoon foofu wax na ci affaire kii comptoir d'or. mu ne bijoutier yi mën nañu peut-être or bi génn fee ñu defar ko. mais du mën a nekk du mën a egg 95%. te bu eggul 95% du bancable. bon loolu bijoutier yi fa toogoon wax nañ ni mën nañ ko. léegi le fait que mën nañ ko mais il faut essayer bu nekkee dañ ko tëlee aussi mais seen capacité fa mu yem la ci des bu dee formation la wala équipement la bu ñu war a am. mais état Sénégal moo war a dem à l'extérieur. indil leen ko. mais pourtant su ko defee lépp lu jëm ci wàllum comptoir national de commercialisation. de l'or loolu nañ fexe ba nu ñu xool nu ñu ko créer mu nekk en concertation avec les bijoutiers. avec les bijoutiers merci loolu moom chaque fois mooy suñu plaidoyer. parce que ce que tu fais pour moi sans moi tu le fais contre moi mais ñoom nee nañu mun nañ def moom nee na. bijoutiers yi ba 93% lañ mën a yem. te il faut mu egg au moins 99,9%. si lingot d'or bi loolu lañ ci def 9 ñetti 9. vous voyez mais ñee 95 lañ mën a yem mais loolu moom mais lu leen di jàppale bañ mën a egg ca loola. mais fi ñu yem na foofu lañ mën a yem mais loolu état moo ko mën a defal ay doomam su ko defee duñ jëlati or bi di ko yóbbu feneen. tabaski mi ngi passé ñaata der xar moo am Sénégal. fii lay à l'extérieur ñoo ñëw jëlsi ko yóbbu ko ci seeni réew ci seeni tannerie def liggéey ci liñ ci war a liggéey ba pare indiwaat ko sax dañ ko jaayaat te pourtant loolu foofu la jógee ci ñun fii la jógee ci ñun mais loolu y'a problème am na loo xam ne ñun mën nañ ko mais am na loo xam ne état moo ñu ko mën defal. très bien parce que artisan Sénégal xarañ nañu mais loo xarañ dafa am loo xam foo xam ne fa nga mën a yem lay yokk loolu nag
bon vraiment état moo la ko mën defal. état moo la ko war a mën a defal jëm ci wàllu. exactement comptoir. or bi comptoir national. de commercialisation de l'or loolu tamit état bi. ak tannerie yi war a am pot yi ñuy jëlee fii di ko yóbbu. defar ko indiwaat ko fii di ko jaayaat suñu cordonnier. alors njëriñu comptoir national de commercialisation de l'or boobule Massila Gueye su weesoo li nga xamante ni moom nga fi expliqué léegi. est-ce que am na yeneen njëriñ la nga xamante ni yéen di ngeen si gis seen bopp askan bi aussi kasaalika naka noonu. si comptoir bi oui bon xam nga man je suis pas bijoutier d'accord. oui mais lépp jëm ci wàllu mais lépp ci secteur bi xamante nañu. tey bu nekkee or bi fii lay jógee. ñu koy jëlee Sabodala war ko génnee yóbbu ko bitim réew. defar ko indiwaat ko dañu ko jaayaat wala suñu bijoutier yi ñoom Ibra Gueye ak consort moom laa tudd turam dem bitim réew di ko jëndi di ko indiwaat fii loolu am na problème su fekkoon ni tey comme fii lay jógee lu ñu ci war a def fii lañ koy defee je pense que dina war a mën a gën a am njëriñ. ci Sénégalais yi nga xam ne ñoo koy consommer su boobaa prix bi nga xam ne moom lañ ko war di jaayee peut-être dina wàññeeku ndax fii lañ ko liggéeyee lépp fii lañ ko defee kon mun na bañ cher mais suffit que mu génn dem ñu transformer ko indiwaat ko rek. daanaka ña nekk à l'extérieur sax ñooy ëpp bénéfice que fi nga xam ne fi la jógee loolu vraiment y a problème. très bien loolu damay profité. dugg ci pétrole bi nga xam ne ñu ngi koy wax. ak gaz exploitation pétrole ak gaz bi loolu artisans yi dañu waroon vraiment commencer di leen former ci métier pétrole. ak gaz. nga xam ni au moins dinañ préparer wu à ça. kon am ngeen ci place bu yaa. am nañ place bu yaa su ko defee bu ñu préparer woo ci loolu am ay formation ay qualification ci loolu bis bu demee ba exploitation bi jotee dina yomb ci ñu kii mais fi comme yeneen métiers yi rek dañuy xaar ba exploitation bi jot non amu leen compétence yi amu leen kii te fekk dañ waroon préparer loolu à l'avance. pour que bis bu egsee les artisans sénégalais mën ci bénéficier wu. très bien te loolu déjà yéen a ngi ci ñaax. kilifa yi ñu bàyyi ci xel bu baax. ñoo ngi ciy wax ak ñoom ñoo ngi ciy wax ak ñoom ndax ñun xam na ni am nañ tuuti xam-xam. certes doy na doyul mais am na formation de qualité yoo xamante ni ñoom ñoo ñu koy mun defal te ñun pare nañu vraiment pour jàng. pare nañu pour li ñu jàng ñu exploiter ko ci suñu biir réew vraiment ñun loolu foofu lañu mën a yem daal en quelque sorte. très bien Massila Gueye jiite FEDAP di fédération des artisans de Pikine mooy tey suñu gan ci émission Kennu Askan Wi ngeen ñuy suivre en direct ci ITV Canal Plus 217 TNT 15 Eutelsat ak TV d'Orange alors jëm ci wàllum chambre des métiers it ci jamono yi ci ginnaaw. amaloon ngeen élection bëri woon na coow trop moo tax tamit lépp lu jëm ci wàllum modernisation ak tamit ñu xool ñu ñuy transformer suñu nekkinu chambre de métier yi loolu aussi soxal na yéen ñi yëngu ci wàllum secteur bi nga xamante ni mooy moo soxal wàllum artisanat alors modernisation chambre des métiers suñ ko waxee Massila Gueye jiite FEDAP xelam si lan lay njëkk dem bon xelam ci li muy njëkk dem mooy tey chambre de métier de Dakar. tey man ku ma waxoon fanaan fa du ma fa fanaan. ah bon parce que état bu délabré la nekk. bon doo xam sax dafa nekk ci état de délabrement très avancé. doy waar boo xam ne doo xam te ñu ne c'est la chambre des métiers de Dakar capitale du Sénégal loolu vraiment dañ koy xaw a sax ruslu du man mais bëri na ci ñi nga xam ne dafa màgget tabax yi yàgg na defaruñ ko defar boo xam ni dernière génération la mu nekk mobilier boo xam ni bu am solo la non. ay bâtiment yu yàgg yu fa tegele rek. alors chambre de métier dafa amul doole ci wàllum budget accompagnement wala la. chambre de métier amul doole ci wàllu budget. chambre de métier état moo ko war a jàppale. du dëgg def fa budget bu baax. su ko defee artisans yi dinañ nawloo chambre boobu mais dañ koy sax xeeb pour dire vrai. ndax état bu mu nekkee bon ña nga xam ne ñoo fa nekk di liggéey dañ leen di saluer di leen remercier di nuyu de passage le président de la chambre de métier mais. doo comprendre daal vraiment na mu mel daal du nekkul nuroowul ak ñun li nga xam ni loolu la ñuy liggéey. nuroowul ak li nga xam ni secteur bi noonu la yaatoo du dëgg bu ne chambre des métiers vraiment ku fa dem waroon nga mën a siggi xoolaat. ah oui vraiment mais vraiment ça va pas président wax na ci bi ñu ko interpellé. wax na ci. wax na directement sax si jokkoo bi ne dinañ defar ay chambre yu mucc ayib. bon bugguma sax ni mu ko waxee bugguma ay defaral yu kii yooyu mais dañ koy defar bu baax de bons bâtiments loolu c'est bien moo tax ma ni la li ñu ñuy wax
chaque fois bu ñu waxee dañuy applaudir. très bien alors mais daal concrétiser mbir mi daal. alors nga ni nekkinu chambre des métiers vraiment dafa doy waar ba yow sax su desee si yow rek la doo fa fanaan. modernisation chambre des métiers ak ay innovation majeure. Massila Gueye mooy lan ngeen di xaar yéen ñi nga xamante ni yéen ay artisanat yi. lan ngeen di xaar lu fa war a am. loo xam ne amu fa. tey li fa war a foofu presque dara amu fa. mën nañu wax waaw presque waaw la fa nekk moom voilà ñun bëggoon nañu ñu defar ko defar boo xam ne boo taxawee di xool bâtiment bi di nga xam ne fii vraiment lu présentable la. tey bis bu ñu amoon ay gan yu jógee à l'extérieur. boo leen présenter chambre de métier bi dinañ wéy voilà. mais lee moom kenn xamul nu mu tudd. loolu benn la beneen bi mooy bëggoon nañu tey bu ñu ko defee ñu def ci ay infrastructure def ci équipement boo xam ni tey lu ñu soxla ñun dañuy dem foofu tey lu nit soxla ci wàllu métier sax par exemple mën nga jaar ci chambre de métier yi. bu dee projet bu ñëw la bu dee leneen mais loolu amul vraiment état bu mu nekk moom pour ñu defaraat ko réformer ko le président waxoon na ci bu yàgg waxaat na ci xañ na du yàgg ñu def loolu mais vraiment état yi mu nekk nii moom ça va pas du tout. état bi daal doy na waar. doy na waar la. alors chambre des métiers am renouvellement jamono ji nga xamante ni président bi moom muy fa naam sax fekkee ni coow bëri woon na si li ni mel. mandaawam bi lan mooy attente yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk secteur bi seen ay attente lan la. bon attente bi li ci njëkk. président bi ñoo ngi koy nuyu parce que xaw na fi yàgg. mais xañ na mi ngi góorgóorlu ci voilà. xaw na fi yàgg maanaam da nga bëgg wax ni su ma jubulee def na fi 27 ans wala 28 ans. voilà comme ça voilà yàgg na fi vraiment. mais bari na. def fi ñaar fukki at ak juróom-ñaar. bëri na mais lan mooy expliquer situation bi la. surtout loolu lu koy expliquer. bon presque mën naa ne affaire. ba pare élection amaat moom tamit mu nekkaat fa. mën naa ne affaire lobby la parce que déjà yow boo xisee nekk président chambre de métier am nga ay privilèges am nga ay possibilités yoo xam ne tey pour benn monsieur la jóge fële ñëw concurrencer la sax day sonal boppam mais il ne passe pas xam nga. kon yéen seen coow lu bëri woon. voilà du yomb quoi du yomb. ma yëngaloo leen ko moom daal mu ngi taxaw moo taxaw. ñun li ñu gën a soxal. tey en tant que président de la chambre de métier de Dakar. wala même en collaboration avec le ministre de l'artisanat. ñu fexe recenser. au moins wax ñu Sénégal ñaata artisan ñoo fi nekk loolu ba léegi mënuñu ko xam. tey ñun chambre de métier day am ay carte professionnelle artisan bu nekk da ngay dem joxe 10 000 francs pour nga am carte professionnelle. ñu reconnaître la chambre reconnaître la nga inscrire à la chambre nekk membre chambre de métier. mais am na su ñoo xam defuñu ko. ñi bëri defuñu ko par méconnaissance. xamuñu su ko defee ki nga xam ni moom la fi yàlla teg mu nekk président de la chambre de métier. au moins même su ko état jàppalewul mais war na mën a dem wuti partenaire. bu ko jàppale pour mu mën a recenser les artisans. pour mën a sensibiliser les artisans xamal leen ni kat kenn ku nekk nga tudd artisan. war nga am au moins sa carte professionnelle bi. mais loolu sax woon na coow jëm si jamono ji nga xamante ni ñu ngi doon séddale ñi nga xamante ni ñoom ñoo yelloo wàllum fonds force Covid 19 xaalis bi nga xamante ni. moom lañ doon joxe yi artisanat yi. su ma jumulee ku si nekk ñaata la waroon am. 150 000 francs CFA. la ku si nekk waroon am mais ba jamono ji def mel ni am na ñoo xamante ni amaguñu am na ñoo xam ne gisaguñu mais am na si ñoo xamante ni aussi du tax joteguñu mooy problème mu recensement. kenn xamu leen si secteur bi. waaw loolu wax nañ ko loolu waxin la rek. parce que ñi inscrire woon ñu ngi fa. liste yaa ngi fa. pour mu yomb liste ya fa nekk ñoom jël nañu en premier lieu ñi nga xam ne am nañ ay carte professionnelle. oui c'est normal ñooñu ñu jox leen ku nekk c'est 150 000. mais ñeneen ñi ci des amuñu ay carte professionnelle mais c'est des artisans wala ñoom bu ñu mënee def vérification bu ñu war a def ñu def ko mais fonds force Covid boobu lu indi problème la ci suñu secteur. ba léegi nii am na ñu jot ba léegi récemment ci jokkoo bi le ministre wax na ko. nee na bon affaire 25 milliards la waroon doon. sur les 25 milliards 13 milliards lañ joxe des na 12 milliards. yu ñëwagul. kon bari na ñu amagul. mais dama koy interpeller directement le ministre. 13 milliards yooyu muy wax mais nañ ñu tegal ñan ñoo ko am. ñun dañuy wax ay non ñun dañuy wax ay chiffres rek. dañuy wax rek ay chiffres. demee nañu jot na. FEDAP am nañu jot am nañu jotul. comme feneen am nañu jot am nañu jotul. maanaam yow transparence mu jëm ci wàllum li nga xamante ni moom moo di distribution bi. transparence ci lépp loo xam ne day jóge ci état ñëw ci ñun dafa war di am transparence mu leer nañ ñun ay organisation professionnelle la ñu yor. bu ñu nee inscrire leen les artisans ñun ñooy dem ci à la base inscrire suñu membre ñëw leen bindu leen. wéy ku bindu di nga am lii di nga am lii. nga dem bindu après ñu leen génne leen 13 milliards.
ñu toog di la interpeller tout le temps di la poser question doo am réponse doo am benn réponse. ba léegi nii bëri na si ñoo xam ne jotuñu ci loolu. wax naa ne ministre bi dafa am lu génnagul wala lan lu xew. mais ministre bi keroog lan la leen tontu si seen jokkoo bi. ministre bi moom moo wax loolu. moo ne 13 génn na mu des 12 milliards. loolu ba léegi loolu convaincre. waaw convaincre ñu peut-être nee na sax le président xanaa na wax le ministre des finances mu kii président newoon na si peut-être si mois bi di ñëw dinañ wax le ministre des finances mu essayer décaisser 5 milliards ñu dugal ko ci mu desaat 7 milliards voilà. te fonds force Covid bu ñu koy wax yaakaar naa Covid bu rombee yàgg na. ba ñu relancer bu yàgg. kon considération boobu ñuy wax toujours rek bu amoon kon vraiment loolu fàtte nañ ko suñu gannaaw lay nekk. très bien mais voilà. alors Massila Gueye lu soxal mbirum lu jëm ci wàllum commande publique. mu nekk li nga xamante ni yéen war ngeen si. mën a participer sur exécution yi nga xamante ni moom moo soxal mbirum commande publique. mais artisanat yi dafa mel ni ñoom si wàllum commande publique bi mbir mi dafa sooxe ba léegi. te vraiment am ngeen si place. moo tax démb aussi njiitu réew mi. foofu mu taxaw fa. ni vraiment yéen am ngeen fa taxawaay gi nga xamante ne war ngeen ko mën a taxaw. ba commande publique bi yéen ngeen am si place. waaw commande publique bi. bon am na loo xam ne peut-être sax président def na ko ci muy tenue scolaire yi. oui bon def na vraiment 30 milliards pendant 3 ans chaque année 10 milliards. pour que tailleur yi nekk ci réew mi ñawal élèves yi ay tenues scolaires ñu ndróole ko loolu dañ koy saluer bu baax. mais loolu dafa warul rek yem ci côté couturier yi. ndax mën nañu fexe ba table-banc yépp menuisier yi ak menuisier métallique yi di ko defar. mën nañu fexe ba tey ñi nga xam ne tey ay sac ñu fexe ba élèves yëpp am ay sac yoo xam ne suñu ay cordonniers ñoo koy defar. ainsi de suite mu bañ a am dara loo xamante ni day jógee bitim réew di ñëw fekk ñi nekk doomu réew mi mën nañ ko liggéey. loolu comme li ma wax rek sax ba si dàll yi et tout lépp parce que ñi nekk fii mën nañ ko am nañ capacité bi am nañ compétence yi. am nañ expérience bi. mais da leen di manquer tuuti équipement comme li ma wax rek un peu tuuti de formation rek pour que ñu mën a accéder ci loolu ñun wax naa ni dañu pare. pour loolu dañuy tendre la main état pour que ñu tete ñu jàppale ñu former ñu ba nga xam ne loolu dañ cee mën a defal suñu bopp la nga koy jëlee di yóbbu ci biti vraiment nga delloo ko ci biir réew mi. loolu vraiment loolu lu am solo lay doon su boobaa dina tax secteur bu ci nekk di nga gis sa bopp parce que bu ñu waxee tenue scolaire yi bon mën nga ni peut-être les tailleurs nañ ci gis seen bopp les sérigraphes nañ ci gis seen bopp voilà foofu la yem. te vraiment y a assez de corps de métier ci réew mi ba nga xam ne métier bu ci nekk rek ku ci nekk la ngay def war nañ la ci mën a fekk la war a génn ci réew ñu yemale ko ci biir réew mi loolu vraiment développement lay doon quoi. très bien alors programme national bi soxal wàllum réalisation des centres artisanaux loolu nekk na mbëbëtu gouvernement wu Sénégal ngir foo dem ci Sénégal rek mu am lépp lu soxal wàllum centre artisanaux yi centre de formation yi am fépp ci réew mi loolu aussi nekk na programme gu yaa gi nga xamante ni su ñëwee peut-être dina booster secteur bi. waaw c'est vrai loolu président wax na ci loolu comme ni ñu ko xamee aussi yàgg nañ di ko dégg il y a 2 ou 3 ans ci gannaaw. ñu ni ci département bu nekk war na am benn centre de formation artisanale. oui bu baax. loolu c'est une bonne chose parce que dina tax. xale yi doon taxawaaloo ci mbedd mi dina wàññeeku parce que tey ñun ñi nga xam dañu yor ay entreprise artisanale yu ndaw mais li nga mën a jël ci apprenti ngay jël da ngay am 4 5 ba 6 apprentis. mais su amee ay centre de formation yoo xam ne vraiment yu baax la su boobaa xale yi dañ mën a dugg foofu mën na nekk centre de formation boo xam ne day am des matériels lourds nekk centre de ressource boo xam ne tey ñun ñi nga xam ne dañu yor ay entreprise artisanale yu ndaw lu ñu soxla mën nañ ko yóbbu foofu ci centre bi bu dee lu ñu war a liggéey la ñu def ko foofu bu dee formation bu ñu war a def la ñu def ko foofu delluwaat ci suñu atelier loolu je pense que développement la buñ ko waxee yàgg na mais ñoo ngi xaar toujours réalisation bi. parce que loolu nee nañu dañu chaque département war na ko am. ba léegi daal ñu ngi wax yu bëre. waaw soxal seen. secteur bi mais yéen a ngi xaar. ñoo ngi xaar institutions yi ñu ngi génn. ñoo ngi xaar institutions yaa ngi mais ba tey wàllum réalisation bi dafa tàggatee. waaw foofu la affaire yi jafe quoi vraiment. est-ce que du lu ñuy wax manque de volonté politique ci sa gis-gis. bon peut-être mën nañ ko jàppee noonu. mais en tout cas daal ñun moom loolu dañ ci interpeller directement le président de la République. oui parce que moom mooy borom réew mi effectivement te moom mi nga xam ne mooy joxe instruction. ay doomam toog di ko déglu. vraiment président wax na lii ci ñun.
di déglu di xaar loolu duñ ko gis. après Fouras mu delluwaat waxaat te yaa xayti ñoo ngi toog di déglu xañ na bii moom lépp du doxee foofu quoi. très bien xañ na dinañ gis réalisation yooyu. en tout cas on lui tend la main parce que tamit loolu moom bokk na ci li nga xam ni day développer vraiment dëkk bi. parce que tey Malick kër goo dugg am na artisan. kër goo dugg am na benn ñaar ñetti artisan sax lii artisan ci réew mi amul beneen secteur bu am lu toll noonu amul yàlla moo def loolu. tey boo xooloon technocrate je sais pas nu ma koy tuddee jàngalekat fonctionnaire genre kër mën nga dugg ci benn kër dem ñeenti kër soo ko gis ci beneen. du dëgg mais artisan foo dugg am na fa. kon ñooñu ñooy sookul bi boo bëggee développer dëkk da ngay développer secteur boobu. c'est le problème. sans loolu. te développement bi aussi foog mu jaar ci wàllum formation ak équipement de dernière génération. jaar ci lépp loo xam ne looy def la aussi nga boole ci ñi nga xam ne ñooy acteurs yi c'est sans cela voilà. très bien alors fii lekk fin septembre 2022 lépp lu jëm ci wàllum stratégie nationale bi soxal développement de l'artisanat loolu ñu ngi koy xaarani c'est vrai boobu tamit. njiitu réew mi wax naka du benn yoon du ñaar yoon yéen aussi yàgg ngeen ko bëgg stratégie nationale de développement de l'artisanat suñ ko waxee loolu lan la war a mën a indi lu bees ak li fi jotee am. El Hadj Malick ñun les artisans. nous voulons un ministre. plutôt laborieux que politique. déedéet waaw loolu lañ bëgg. maanaam yow da nga bëgg wax ni jamono ji seen ministre moom politique la. dama ni politique la toll nous voulons un ministre local yi plutôt laborieux ak élection laborieux que politique. voilà ndax SNDA mooy stratégie nouvelle pour le développement de l'artisanat. oui ministre bi fi nekkoon Dame Diop ma nekkoon ministre de la formation professionnelle de l'artisanat voilà. oui moom liggéeyoon na ci. ba loolu pare ba ñu woo ñu sali séminaire 2 jours pour que vraiment. ñu réélire loolu. corriger ko dolli ci ay kii kon mu mel ni nekkoon na loo xam ne liggéey bu pare la. kon relecture jot na am. waaw léegi ministre bi mu ñëwee moom bi mu xoolee loolu daf ne lii c'est vide dañ ci war a dolli dañ ci war a kii 2 ans boobu ba léegi mais loolu lan lañ ko mën a tuddee te ñun bu ñu amee ministre dañu bëgg ministre boo xam ne daf ñuy tegal benn programme ñu xam ne dafa bëgg lii ak lii ak lii. mu am loolu. falilahi alhamdu amu ko ñu xam ne au moins kii am na ambition am na vision. très bien ci secteur bi. loolu même bu ko amul ñun ñu ànd ak moom ci loolu. wutle ko wala xeexle ko wala. très bien mais man lu ma comprendreul Massila Gueye yow mi jiite FEDAP fédération des artisans de Pikine mooy jamono yi ci ginnaaw da nga doon wax ni ministre bi yoon bu mu jël ci wàllum artisanat mu leen di déglu am ngeen ni yaakaar que ni secteur bi dina jëm ci kanam mais ce discours dafa changer entre temps. waaw parce que lu xew qu'est-ce qu'il y a wala li ngeen doon xaar liñ doon xaar lañ ci gisagul ministre bi dafa liñ doon xaar wala xam nga ñun. amuñu ci problème kii la wala kaa la des fois sax ma dégg yenn ci suñu gars yi di kaas bon lu tax un docteur un gynécologue ñu koy jox secteur bi loolu jotewul ak loolu dara. mais ndax tey ki nga xamante ni mooy nekk ministre nekkul ni moom mooy nekk fépp. am na ay directeurs. am na ay agence am na ñu koy accompagner. kon suñu gisee ni affaire bi doxul duñ joxoñ rek le ministre mais le ministre ak ñi mu àndal la en général. voilà léegi li tax discours bi changé. mooy dañu gis un ministre boo xam ne dafa ñëw humble ouvert. accueillir artisans yi. commencement bi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom. du dëgg mais affaire bi dafa yemul ci ay wax yi kese du dëgg day très tôt daal il montre ses limites voilà même le fonds force Covid man de lantinoor la bu ñu ma joxee li ñu ma jox loolu laay séddale li ma kii non ñun dañu bëgg un ministre bi nga xamante ni tey lii moom mooy dóor ci table ji li nga xamante ni moo war ci secteur bi moom mooy dem laaj ko fa mu ko war a laaj. wax ne yow defu ko. c'est pas parce que en tout cas gisuñu ko Malick bu ñu ko gisoon dinañ gis loo xam ni depuis mu nekkee ministre ba léegi gis nañ lii au moins mais ñun lenn lañ fi gis loo xam ne tey le ministre def na ko mooy 54 hectares yi nga xam ni. mooy yi nekk Diamniadio ak les mécaniciens. loolu xam naa ni moom foofu peut-être dafa lay xëy fa lay gont baax na naam waaye nag affaire bi secteur bi dafa yaatu il faut nga laal fii au moins def ay réalisation yoo xam ne nit ñi mën nañ ko gis. kon defagul réalisation. déedéet parmi nous. du ma wax sax ma si la mais il faut daal ñu jël koo xam ni wala ñoo xam ni xam nañ suñu secteur ñu dénk leen secteur boobu parce que secteur la boo xam ni c'est problématique. secteur la boo xam ni da nga koy xam rek mun ci liggéey. vous voyez
mais boo ñu jëlalee ko xam ni dafa tombé du ciel ñëw nii vraiment te amul aussi à ses côtés ñi nga xam ni dañ koy vraiment conseiller wala dañ koy jàppale wala encadrer ko ci démarche yi vraiment ça marche pas ba léegi daal am nañ secteur am nañu ministère plein comme ni ñu doon defee plaidoyer bi vraiment mais peut-être accompagnement bi ci war a am wala budget bi ak yooyu yëpp aussi néew na loolu daal ba léegi daal sentir guñu suñu bopp ni secteur de l'artisanat mi ngi soxaliku par rapport ak son mais keroog ba ngeen doon def seen jokko ak njiit réew mi assurance yu mu fa joxe ak li mu fa jot a joxe wax yëpp loolu ba tey teewul sa xel dalul daal jàpp nga ni fu mu jëm loolu. non bi yoon moom am nañu yaakaar. bon dañ doon am yaakaar di am yaakaar mais bii bon peut-être bi yoon du naax saay noonu parce que on se laisse pas faire nag ça vraiment on le dit. tey li nga xam ne wax na ko ba joxe ay délais ñun suñu demee gis ni lii vraiment amul réalisation amul dara vraiment daañu yëngatu nag wane suñu bopp. parce que wane seen bopp. wane suñu bopp ndax ci réew mi lañ bokk nag mu tekki lan. non wane suñu bopp pacifiquement wane suñu bopp bu ci leneen ak leneen ak leneen parce que tamit dañ ci bokk. réew mi kenn moomu ko oui kenn ëppale wuñ ci te liñ ciy def ci économie wax naa la benn secteur defu ko ci mais kon vraiment considération bi ak ay réalisation mais dañ ko war a def mu gaaw moo gën ñu ñuy wax di dig rek. di leen dig rek daal. voilà très bien maa lay gërëm bu baax di la sant Massila lan ngay jeexalee. bon jeex na. oui gaaw na Malick. waaw vraiment maa ngi lay sant bu baax. bon di sant ñi nga xam ne toujours ñoom ñoo ŋànk secteur bi yëpp. di leen nuyu di sant artisans yi suñu bokk artisans yi parce que nag ñu jàmbaar lañ ñu sonn lañu. très bien di nuyu ñi nga xam ne ñoom ay membres FEDAP ak ñëpp artisans en général di nuyu le GIE des couturiers de la commune de Taïba bi nga xam ne aussi ñun ñoo ko jiite. vraiment mu nekk ay jeunes yoo xam ne yu dynamique la yu ambitieux di sant. di gërëm dafa am loo bëggoon wax wala ci ñëpp. fa am benn pàcc bu nga xamante ne dafa la soxaloon. bon presque kii na daal xanaa luñ ci wax rek daal. mooy ñun organisation la ñu boo xam ne c'est départemental. oui mais organisation bi dafa am envergure boo xam ni ëpp na départemental. parce que département Pikine la woon léegi on est Pikine et Kër Massar. mais ambition bi mooy def ko une organisation nationale. parce que lu muy liggéey organisation nationale yu bëri yu fi nekk peut-être sax egguñu ko sax ci ci ay réalisation ak luy développer suñu secteur ak loolu vraiment suñu yéene la loolu tax on tend la main à tout le monde ñi nga xam ne ñoo ngi suivre émission bi pour que ñu jàpp ni FEDAP dañ ko bëgg a nationaliser su ko defee xañ na plaidoyer bi ñuy def en tant que une organisation départementale su demee si nationalisation bi xañ na dina gën a yaatu quoi. très bien di la gërëm baax di la sant mu nekkoon Massila Gueye métier tailleur ci Kër Massar naka noonu Massila Gueye moom moo jiite FEDAP di fédération des artisans de Pikine moo nekkoon tey suñu gan si émission kennu askan wi mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay di leen gërëm baax di leen sant Ramatoulaye Sall Diop ak Fassal Diagne ñoo nekkoon ci réalisation bi ci son bi Iba Mar Sène ci caméra yi Moussa Dia ak Bara Sow jaa ngeen jëf.